salaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk ci bépp actu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ñu amee habitude di leen ko defal saa su nekk di leen indil seen ay xibaar international yu màccoo ci wàllum coronavirus bi saa su nekk nag dañuy faral di jokkoo ak moodu yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bitim réew ñu ñuy expliquer li nga xamante ni moom moo di seen situation ginnaaw ba feebar bi duggee ci réew mi naka la ñuy def ba continuer di dund foofu naka la ñuy def tamit ba continuer di dundal seen njaboot yi nekk fii waaye tamit cas bi nan la demee foofu est-ce que am nañu protection bi war tey nag Tunisie la ñuy def fa El Hadji Mamadou Diack mu daal du ñuy defal témoignage ci li nga xamante ni moom moo xew foofu ci jamono ji nañ daal di dem jëli élément bi te ñëwaat. oui asalaamaaleykum waa mais ñun de ñu ngi Tunisie à Tunis quartier bu ñuy wax Al Khadra mais ñu ngi si jàmm ku nekk daal yaa ngi jéem a jël say précaution ndax situation sanitaire bi mu nekk en fait fii gouvernement bi fii du communiquer trop ci cas yi mais par ouï dire ñoom waxoon nañ ni am na presque 300 cas am na 8 morts 8 personnes décédées et puis am na tamit yeneen 400 cas yoo xam ne dañ leen mettre en confinement donc fii ça s'aggrave un peu plus mais ñoom c'est dans la sérénité nag lañ koy population yi di déco quoi dañuy jël seen précaution fii dañuy rang ci magasin yi bu boutique sax pour nga dugg ci il faut ki fa nekk génn ba pare keneen di doog dugg ci buntu boulangerie yi dañuy rang ci buntu supermarché yi fépp daal banque yi fépp daal ñaari nit duñ duggandoo te puis dañuy takk masque ñu takkul masque mais dañuy respecter entre nit ñi c'est-à-dire ki marge sécuritaire loolu daal et puis particularité bu Tunisie mooy ni ñoom dañoo jege trop Europe parce que majeure partie tunisiens jeunes tunisiens yi ñoom Italie lañ nekk alors que Italie ak Tunis bon il faut comprendre que Tunis ak Bizerte fi nga xam ne moom moo jege Italie 60 kilomètres la entre Bizerte ak Italie 60 kilomètres la 100 euros il paraît la ñuy fay ci bateau yi pour mën a ñëw donc nit ñi dañuy daw virus bi par la mer dañuy ñëw nit ñaa ngi ñëw looloo tax fii particularité bi mooy ni fii nit ñi dañuy dugg waaw tunisiens yi nekkoon na kii yëpp dañuy dugg ñu ngi dugg si donc loolu moo indi problème sécuritaire bi gën a doy waar quoi mais daal ñëpp a ngi si jàmm bon sénégalais yi ñu ngi organisé wu ñu ngi toog seen kër et ñu ngi wax sax ni demain dañuy def confinement général loolu laa dégg bon kenn confirmé gu ko mais loolu la ñuy wax ñu ne demain dañuy def confinement général fii couvre-feu bi à partir de 18h la mais presque kenn liggéeyul à part magasin yi jaay les bouchers supermarché yi banques yi kii essentiel yi rek ay liggéey loolu daal moo xew fii à Tunis ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yal na ko yàlla teggi fépp waaw te nit ñi respecter confinement yi parce que am na si solo trop parce que virus bi du dox virus bi nit ñee dox ba yóbbu ko feneen donc ku nekk war nga mën a tant soit peu nga toog sa kër bu dee amoo lu essentiel looy def ci biti jërëjëf. mbokk yi kon ñoo ko déggandoo nekkoon El Hadji Mamadou Diack ci diwaanu Tunisie doon ñu defal témoignage rek ci li nga xamante ni moom moo fa xew ci jamono ji gis ngeen image yi nga xamante ni joxe na ko donte sax Tunisie am na lu toll ci 300 cas ak juróom-ñetti nit yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan teewul ni seen gouvernement duñ ci communiquer lu bari li nga xamante ni moom moo di seen tiitaange mooy diggante Italie ak Tunisie ni mu jege yoo ba tax na nag ñu ci bari rek dañuy jaaree ci frontière bi daal di dugg si loolu sax moo tax ñu am lu toll ci 300 cas waaye ñoom jumtukaay yi nga xamante ni moom moo war ci biir réew mi jël nañ ko ba mu mat sëkk ndax boo xoolee
bu ñu génnee di rang ci supermarché yi ngir jënd li nga xamante ni moo di ay lekk sax dañuy respecter seen distance de sécurité maanaam daal lu ci tollu 1 mètre ba 2 mètres nit bu nekk di nga ko séparé woo sa mborom ngir lan éviter coronavirus bi xel dalagum na. teewul ni ñoom ñoo ngi waxtaanee def li nga xamante ni moom moo di confinement total ndax bu ñu deful confinement tëj li nga xamante ni moom moo di frontières yi arrêté li nga xamante ni moom moo di vol yi cas bi dina gën a bari ndax tunisien yu bari dañuy jóge Italie di ñëwaat ci biir réew mi waaye tamit italien yu bari dañuy jóge foofu noonu di dugg si ci biir Tunisie loolu nekk li nga xamante ni moom la ñu gën a ragal pour que feebar bi propagé wu ci seen réew. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo tey Tunisie la ñu demoon ànd fa ak yéen suba nag ñu daal di ànd ak yéen rek ci beneen réew tax na du ñu jóg mu ko ci di leen rappeler li nga xamante ni moom le ministre de la santé di digle saa su nekk ngeen di raxas seen ay loxo di takk ay masque surtout nag ngeen éviter bu baax a baax mbooloo yi ndax lépp lu am rek jamono ji mbooloo yi la saay bu ngeen xëyee yéen a ngi dégg ay cas ku ci nekk di tiit waaye tiitaange bi nga xamante ni ku ci nekk am na ko boo ko fagaroo jëmale ko sa bopp fagaru ko jëmale ko ci sa nawle rek dina mën a jëmale li nga xamante ni moom moo di lutte bi ca kanam te éviter coronavirus bi muy gën di propager wu yal nañ ci yàlla musal ñun ñëpp musal ci képp koo xamante ni rek dugg na sab réew jële ko fi ci ni mu gën a teelee mbokk yi kon li lañ leen indiloon ci seen xibaaru bitum réew yu màccoo ci wàllum coronavirus bi di leen jaajëfal yéen ñëpp te di leen jox dig daje ba suba incha allah jaa ngeen jëf.